ànd bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na kon xibaaru digg bëccëg gi ca la ñuy agsi ak yéen la ca gën a fës jege na kon juróom-benni téeméeri nit yoo xamante ni at mu jot danañu ñàkk seen bakkan kon ci tali bi 2014 xayma googu la kon protection civile ci wàllu woowu nag seeti nañu ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu dem ak dikk bi chauffeur seek nit ñi ñoom nag gannaaw njàqare nga xamante ni am nañu ko ci yooyee chiffre xamle nañu ni responsabilité bi moom faaw ñu séddoo ko ku ne am nga ci kon sa wàll terewul nag ay pexe jibal nañu ko ngir néew yi ci tali yi lim bi wàññiku bu baax. assemblée générale SAES waxtu wi kon ñanga ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru noonee nag la ñu ko jàppee ci bépp université kon fii ci réew mi syndicat boobu nag fas yéene kon déroulé lu jëm ci plan d'action mu ci biir campus yi samedi ji kon la ñu daal di jeexal seen ñetti fanu banque ak loxo yi ñu dogaloon daal nañ koy xayma kon xool nag ci lan la ñuy dëgmal nañu ci dellusiwaat ak suñu ndaw président Macky Sall moom xamle ni kon weeruk mai ci lu suqali Casamance dana fi amal ab conférence partenaires yi dajale fi kon bailleurs yi maanaam ñiy génne koppar yi ngir ñu xool gox boobee kon nu ñu mën a def ba ci projet yeeg mébét yi ñu fa lal mu jëm ca kanam tàggat yaram danañ dellu si kon ci 12e journée Ligue 1 sénégalaise waaye it jongante yi nga xamante ni amaloon nañ ko ci njeextalu waayu bés bi ci lu soxal Afrique mu di Ngor ak Pikine nañu ca taxawee dossier bi tey jii ñi ngi ko jagleel njàngum ñi nga xamante ni kon ñoom ñoo wàññiku kon ci wàllu cër gis nañu ni foofee sooke na bu baax école yi néew na matériel bi ñu yittewoo kon bariwul waajur yi it xamle ni ñoom booy xool ñooy def lépp ba waral sonn nañu bëgg nag nguur gi gestu leen danañu jeexale ak revue de titre ponk yaa ngoo ko ni tut ñu yaatal ko. mbokk yi dellu di rafetlu seen ànd ak télévision Futurs Médias niñ leen ko waxee bilan 2014 ci wàllu accident yi ci tali bi direction kon protection civile daan na koy génne xayma nañ ko ci juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti nit yoo xamante ni ñàkk nañu seen bakkan ci ay accident mu di kon xayma gu doy waar li jur nag yooyu accident kon bari na ci wàllu woowu loxo nit ñi mel ni kon génnu ci diggante vitesse def lu la neex ci tali bi loole lépp kon daal nañu koy siiwal ba waral gis nañu ni responsabilité yi moom faaw ñu partagé ko nguur gi itam ci wàllam saafara si it du ñàkk ñu dellu si ci xëy na balaa xibaar yi jeex ak reportage bi nga xamante ni Pam Ndari Fall defal nañu ko ci tali bi lu jëm ci mbirum njàng meeg njàngale mi gannaaw lii di kon tali bi SAES moom mi ngi wéyal xeexam syndicat boobu mu jàngalekat yi nekkee ci daara yu kawe yi waxtu wi kon mi ngi yamal assemblée générale am ci université yi bi ñu jàpp fii ci Ndakaaru Cheikh Anta Diop moom jeexagul ña nga kon ca ndaje ma bokk nag ca la ñu bëgg rek wéyal kon seen plan d'action boobu jublu nag ci plan d'action sectoriel bi ci biir campus yi mouvement bi nga xamante ni tënkoon nañu ko ñetti fan yoo xamante ni danañu bank seeni loxo samedi ji kon la jeex loole nag nu muy mujjee seen yëngu-yëngal googee ñoom jàngalekat yi ci daara yu kawe yi du ñàkk ñu del siwaat ci gannaaw li nga xamante ni moom mooy assemblée générale ba ñu xëyee foofee kon ca daara ju kawe ja président Macky Sall moom wax na ko nee na weeruk mai it la ko jàpp benn conférence lay doon ci wàllu partenaire financier ngir nag xool procès ak mébét ya ñu tekk ngir lu suqali Casamance nu ñu ko kon mën a doxalee noonee waral danañu def benn conférence des bailleurs ngir relancer activité économique yi foofee ca Casamance moom président Macky Sall yëkkati yooyee kàddu kon ci l'œil de couleur maanaam ñu yëkkati drapeau bi foofee kon ca palais de la République wax ci lu soxal rek mbirum yoon nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy dem ci tatekaay yi ku nekk ak nag la nga xamante ni moom moo la fa yóbbu ci loolee lépp nag ñu nimiku ci jafe-jafe orientation boo ñëwee ca tribunal xool la nga yittewoo kon nga daal di cay jubal def ko loolee kon xool nañu accueil bi ci bërëb yooyee kon yoon ñu fay
àtte yoon nu muy doxee dinañu ci dellusiwaat ak suñu reporter Maymouna Ndiaye. mouvement des entreprises kon du Sénégal MEDES ñoom taxaw nañu ngir xeex kon wàllu chômage ak 13e édition forum du premier emploi ci wàllu woowu nag njiital MEDES xam le ni lii di ñàkkum xëy mi moom mi ngi fi ba tey ji dañu fi ba waral nag mu sumb kon mi ndaje ngir xool nu ñu ci mën a taxawoo ndaw ñi ci wàllu woowu jëwriñ ju ñu dénk wàllu xëy mi ma nga fa woon moom it ak i pexe may noppit gone yi nga xamante ni ña nga fa woon ci la leen yëkkati mu di reportage Aïssatou Pay Fall caméra Amza Diallo. ñaari téeméeri junniy ndaw at gu ne nekk sur le marché de l'emploi ba tax ñu war a teg ay stratégie yu bees ngir xeex ñàkk xëy bu tax xool it fi mbir mi di ñuulee loolu waral Mbagnick Diop président MEDES ak setam bi ren ci wàllum entrepreneuriat. ñaax xale yi ñu créer seen entreprise parce que booy xool tey ut xëy baax na parce que ñaari saal yëpp ay entrepreneur nga fa ay chef d'entreprise pour utal leen xëy mais lu gën a wóor mooy nga dem créer sa entreprise loolu la ñuy wax auto emploi ñu ñoo évoluer concept bi tuddee ko auto entrepreneuriat mooy ne xale yi boo leen amee projet mu ngeen créer seen entreprise. li gën a métti mooy am xaalis boo créer sa entreprise moo tax nañu ak def ay mécanismes yoo xam ne mun na leen financer ba ñoom ñu créer seen entreprise boo créer sa entreprise automatiquement am nga emploi sa boo leen nekkee ñaar ñett bokk ci secteur bi ngeen diplômé mi ngeen dajale créer seen entreprise donc loolu mooy concept auto entrepreneuriat. Mansour Sy jëwriñ bi yore wàllum liggéey di fësal initiative yi nga xam ne nguur gi jël na ko ngir faj bi le mbir. am na projet yu bëri yu mu taxawal te projet yooyu yëpp ñu ngi fii taxaw mu taxawal ko pour xale yi. am na lu bëri lu mu def jëmale ko ci mbéy mi loo xam ne dafay ubbi liggéey yu bëri ci fànn boobu te gouvernement bi taxawal na ay cër yoo xam ne yii maanaam stage ak apprentissage boo xam ne dina leen permettre bu ñu duggee ci entreprise bi ñu wut qualification yu bëri yooyu ba nga xam ne bu ñu bëggee liggéey it mu gën a yomb ku ci nekk yéene bi nga ko am yàlla bu yéene tas kenn ku nekk li nga xam ne lii mooy méngoo ak sa jàng nga mën koo am ba mbir mi mën a jëm kanam. édition yu mujj yi nag tax nañu insérer ay jeunes yu bëri ci entreprise yi MEDES fas yéene di woyal liggéey googule ngir jox beneen chance xale yi le ba ñàkkum xëy gi wàññeeku. waa département Podor ñëwoon ci Ndakaaru kon ni dañuy mobiliser wu ngir li nga xamante ni moom mooy wàllu mbayum ceeb mi ñu fexe ci daal ba la cay génne askan wi yëpp kon di ci mën a dund ca noonee ñu dem ca marché Castor xool ceeb boobee kon ceebu mbay mi lañ koy wax njarte geeg yu ni mel nu mu tëddee gis nañu ni kon ci wàllu woowu des na bu bari la ko waral nekk na diggante qualité ceeb bi ba ci njëg gi reportage Codé Ndiaye caméra dama koy. béy li ngay dundee ci wàllu ceeb. muy mébétu njiitu réew mi président Macky Sall fii ci marché Castor njartewu ceebu waalo bi demeewu fa noonu melokaanu ceeb boobu bokk na ci li ko waral. ceebu waalo daawoon nañ ko jaay nag mais instant dañ ko gëj a jaay parce que daa xawoon a bëri ay xeer ak yooyu nekkul si ñun sax mais pour clients yi des fois dañ leen jaay ba pare ñuy kaas. clients yi dañ ko jënd waaye dafa gën a cher que ceeb bi ñuy importé ba pare xaw ëpp coono tuuti ndax nit ñi xamuñu liñ koy toggee. bi ci yomb tuuti dafa xaw a sax il faut moom liggéey bu mati. am na xeetu ceeb yoo nga xam ne. bu fekkee ni client bi xamu ko dëgg du ko nangu jënd. soxna si di xam ne ceebu waalo bi sakkan na naam waaye war nañu gën a xalaat lii di melokaan bi. man de pour le moment toggatuma ceebu mbay mi parce que dafa bari poussière bari tànn am ay xeer daal. buñ ko defaraatee tuuti mu gën a bees wàññi poussière beeg tànn bi dañ ko préféré sakkan na ci jaboot bi torop ci jamono jii nu toll nii ceeb bi moom baax na fi. mais dafa am rek tuuti defo bu ci ne. jaaykat bi gisee neneen moom li mu xam ne rek mooy lu ëpp ci client yi ceebu waalo bi moom moo leen gënal. fi mu toll ñu ngi koy jaay mu baax moom ñu koy jaay waaw man maa ngi ko jaay baax ndax sama client yi bëri fi mu toll nii moom la ñuy jël client yi bëri dañ ne buñ ko toggee day gaaw a rees quoi moo gën a rees kaw yeneen ceeb yi day gaaw a rees waaw yow mën a reesal quoi moo leen jàppale pour mu gën a wàññeeku tuuti moom. béy li ñuy dundee ci wàllu ceeb doon na lu war a mën a nekk bu ñu sukkandiku ci kàddu jaaykat yi waaye faw nguur gi def ay moyens ndax qualité bi gën a mucc ayib. Codé Ndiaye ñu lay gërëm dellusiwaat rek ci reportage bi ñu doon wax sànq mu soxal kon wàllu orientation ci kon tribunaux yi foofee nag askan wi ñu ca bari di ñëw di ca jànkonteel ak i jafe-jafe mu mel ni yenn saa yi duñu xam foofee kon fu ñuy teg seen tànk ba tax na bëgg nañu ci wàllu service d'accueil ba ku leen ca gën a taxaw reportage Maymouna Ndiaye. Maymouna Ndiaye kon ñu koy xaarandi niñ ko waxee rek ñu xam le ni ñoom foofee justiciable yi maanaam ña fay dem am na kon amélioration gis nañu ni it des na bu baax bëggoon nañu it ku leen ca gën a jàppale ci wàllu accueil boobu Maymouna Ndiaye.
waa ji nee na diir bu yàgg gi nii muy daw ci kaw certificat de mariage am saay bu ñëwee ci palais de justice nee na fu ne dañ ko fay wax mu dem fa léegi sax nee na dafa far bàyyi ko. sama dernier dossier bu ma ñëwee pour certificat de mariage la woon yaa ngi dégg ma daal di dox mun ma xam fu may jaar yaa ngi dégg il a fallu ko ma delluwaat kër ga ma daan waxtaan ak sama benn xarit mu ne ma dinaa la boole ak tel gendarme. yaa ngi dégg moo ko laajee bon dana la am ku mu la mën a boole pour accéder à ton dossier noonu laa delloo ñu boole ma ak moom ma daal di ñëw ma déposer le dossier mais pour ma am suite favorable jusqu'à nos jours je l'ai pas après mujj ji dama mujj des ak sama certificat de mariage bu ñu ma defal ci biir jàkka ji jour sëy bi. Tafa Dieng moom it loolu la nemmeeku nee na musta ñëw palais de justice te du fa yàgg. am na yenn kayit yoo xam ni xanaa man sax bu ma joxoon ma rempli ko rempli rek la joxe signature ak cachet. da nga ñëw ñun la demal fee te or ko du foofu. soxna si wuteeg lool ak ñoom ndax nee na li mu seetlu mooy liggéeykat yi ñi ngi góorgóorlu. ci biir jàmm ak salaam ak këyit bu baax laa fi gis waaw ñu toppatoo ma bu baax ma defal samay këyit mu ngi nii maa ngi ñibbi casier judiciaire. damaa présenté carte d'identité bi rek ñu ne ma demal toog ma toog après ñu dem ut defar ko kii ko ñëw jox ma ko. ñàkkum collaboration ak tamit ñàkkum liggéeykat bu doy. loolu la acteurs yi nekk ci bureau d'accueil daal di nemmeeku ba taxoon ñu nekkoon ci ab séminaire ñoom nag li ñu bëgg mooy ñu càmbar bu baax seeni nekkin gën koo dooleel. wàllu tàggat yaram ñu tàmbale ko ak 12e journée Ligue 1 sénégalaise stade Demba Diop foofee amoon na kon match diggante AS Douane ak Casa Sport Douane mi mujjee daan kon ñaari bal ci dara beneen jongante bi Jaraaf moom moo ca doon laale ak Linguère mujj ko duma nag ñetti bal kon ci benn mu di kon match boo xamante ni ci wàllu woowu kon xumboon loolu ci diggante supporters yu Casa ak waa Ndar yi nga xamante ni kon ñoom it ñëwoon nañu ci wàllug mobilisation ndem sax kon ca cëppaandaw la niñ leen ko waxee dañ leen mujj dóor ñetti bal ci benn des na ci dellusiwaat ak Pape Fara Ñing ñaari tali moom Pape Fara mu mel ni kon baax na ñu teewlu kon résumé ñaari match niñ leen ko waxee AS Douane Casa ak Jaraaf Linguère. ñetteelu ndam gannaaw ba nga xam ne mu ngi yor jaraaf bu ndakaaru kii di coach Amadou Diop Boy Bandi nag ak équipe am bi di jaraaf bu ndakaaru ñu ngi yéeg ci classement bu Ligue 1 sénégalaise bi li ko waral nag moo nekk booloo bi ak état d'esprit bi am foofu ci équipe bi. bu ñëwee jàpp wax dëgg yàlla xale yi gëm ko parce que xale yi rek la c'est les mêmes joueurs ñoo fi nekk ba léegi buñ ko gëmee war nañ si mun a génn parce que on a une bonne équipe mais que xam nga à force ngay jouer résultat ñëwul day sàppe sa moral. donc loolu atteindre woon na équipe bi mais je pense que léegi mu ngi commencé dañ donc dañuy sant yàlla rek mu continuer si lancé bi ñu nekk nii daal. ci première mi-temps bi nag ñu sonal leen lool entraîneur intérimaire bu Linguère bu Saint-Louis jàpp na ne milieu terrain bi moo doxul looloo waral bi la défaite. que sunu deuxième ligne bi moo amoon problème si nan la ñu couvrir côté bi nga xam ne foofu la si la nekkoon alors que disposition yi ñu jëloon c'est pratiquement presque faire de sorte que nous couper la trajectoire bu ñëw si Siré mais on l'a mal géré. laataa loolu nag kii di Casa Sport teg na ay jéego yu baax ci championnat bu Sénégal vert et blanc yu Casamance yi nag ñoom ñoo daan ñii di AS Douane ñaari bal ci dara ndam lii nag tax ba ñuy dundee yaakaar ci club boobu. du càggee ni dañ doon football lu baaxul dañ doon football bu ñu yàgg football mais dañoo amoon chance nag chance bi nag comme yàlla def na ni tey ñëw na ñun daal dañuy continuer jouer comme ni ñu yàggee jouer daal championnat la ñuy jouer di jéem a gagner suñu match comme ni ñu ko yàgg defee daal. objectif daal jouer rek comme ñëpp. li gars yi bëgg moom lañ bëgg jouer championnat malgré que ñu ngi ci suuf mais li des bëri na. mu nekkoon nag ci stade bu xumb lool ak waa Allez Casa yi dem pousse seen doom yi fi mu toll nii nag Casa Sport génn na ci suufu classement bi. ñaari tali moom diggam ak Mbour Petite Côte benn bal kon ci dara la mujjee résultat 12e journée yi kon ni la tëddee Douane kon daanu ci kanamu Casa Sport Linguère Jaraaf mujjee kon 3-1 Suneor Njàmbur ku ci ne benn nga dugal Mbour Petite Côte moom it mujj daanu ci benn ci dara altine kon ñaari fan ci weeruk mars maanaam tey ji ci stade Fodé Wade jàppale
leen ni bu ñeenti waxtu tegee fanweeri simili stade de Mbour ak Port danañu fa jongante AS Pikine ak USO naka noonu Guédiawaye football club ak Ngor ñoom it danañu am jàkkaarloo boo xamante ni war nañu ko séq yegg si kon ci li nga xamante ni moo di dossier bi altine ju jot nañ koy defee wàllu ko société lay doon kon. tey njàng mi la ñu indi ak xale yi nga xamante ni kon dañuy dund ak handicap maanaam laago seen wàllu ko njàng ñu jàpp ni kon yombul jumtukaay yi nga xamante ni moom la ñu yittewoo lu ca bari kon sooke na rax ci dolli école yi leen war a toppatoo foofa it gis nañu ni manqué na kon bu baax a baax mu mel ni ci loolee lépp waajur yi ñoom ñoo ciy gën a sonn ngir seeni doom am xam-xam ba tax na bëgg nañu kilifa yi gestu leen Aminata Mbaare Sow. école Pikine 23B. ci bërëb bi dañ fiy dalal ay xale yoo xam ni seen bët daa muuru Mamadou Kébé Mbaye ci ñoom la bokk moom nag élève la en classe de C2. ay calcul laa doon def waxaa bind fii ba pare lamb ko bind ko fii calculer ko après mu def résultat bi 205 plus 37 égale 242. classe su inclusive laa yor maanaam am naa 3 yoo xamante ni am nañu reste visuel ak 2 yoo xamante ni ay non voyants lañu mais cours yi changé wul looy def ak ñeneen ñi moom ngay def ak ñoom. jàngale ci classe boo xam ne ñi seen bët muuruwul ak ñi seen bët muuru doon na lu jafe bu ñu sukkandikoo ci jàngalekat bi. ñi nga xam seen gis demeewul noonu ñooñu dañuy bind ak poinçon mooy seen bic ak tablette. moom la ñu yor moom la ñuy bindee braille bi jafe-jafe bi mooy am na si ñoo xam ne dañu am problème pour téye même poinçon bi seen loxo dafay diis trop pour ñu bësal la génne la li nga bëgg pour maîtriser capter ñoom la gën a yomb mais bu fekkee bind bi day xaw a yeex tuuti. bu seen maître bu nekkee ci école bi maître bu defee liggéeyam ba pare ñun dañuy gisanteeg maître boobu mu wax ñu xale bi fan la soxla ñu appuyer ko ñun bu ñu demee foofu la ñuy concentrer suñu aide ak suñu appui ci xale boobu. mu doon lu diis ci yenn jàngalekat yi waaye tamit lu metti ci ñi nga xam ni ñooy parents d'élèves mère Ndioba ñaari xale yi mu àndal ay sëtam lañu ñoom ñaar ñëpp seen bët daa muuru. xanaa soriwaay bi ñuy jaabante di dem di ñëw bi daal loolu li ma ci xaw a jaaxal suñu sañu daal ñu may leen bu dee kaar sax ñu ciy dugg. li jëm ci jàngale xale yi nga xam ni dañoo amee laago doon lu metti fii ci Sénégal lu bëre daal di koy waral. machine bi nga xam ni moom la ñuy liggéeyee au niveau du centre verbotenal lim la permettre mooy 10 personnes nga mën a jël. école bi nga xam ne fa la ñu formé jàngalekat yi école yi ñu ci am Sénégal wax dëgg fa yàlla formé guñ ci ni ñuy jëlee waaye laago ci école élémentaire. école doctorale université itam problème la pour trouver ressources humaines yoo xam ne dañoo qualifié pointu vers li ñuy jëlee xale yu waaye laago ci classe yi. ministère de l'éducation nationale ci budget bu ren daal dinay dugal lu toll ci 100 millions de francs CFA loolee nag daf koy def ngir équiper école yi ñu ko jagleel. gouvernement partenaires sociaux bonne volonté ñëpp ñu leen di woo ngir ñu jàppale xale yi ndax bu ñu màggee ñu mën a jot ci li ñuy yootu. su ma màggee su ma jàngee ba pare hôtesse de l'air laa bëgg a doon. ministre bu jigéen. ngërëm ko moom Aminata Mbaare Sow yegg si kon ci pàcc bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi tey ji kon revue des titres la ñuy dikk ak l'observateur nag la ñu koy tàmbalee l'observateur moom ci li nga xamante ni daal moom moo xewoon ca Casamance guerre boobee daal na ci dikk ci li ñu naan kon jañoo mu duppee ko le film d'horreur di dellusiwaat kon ca ñaawteef yi nga xamante ni def nañ ko fa wax na it ci maître Abdoulaye Wade gannaaw kàddu nga xamante ni yëkkati na ko nee na kon weesu na kon nërmeelu ma nga kon au fond du trou moom njiitu soppi kàddu yooyu nag mu jibal maître Sidiki Kaba jëriñ ji ñu dénk wàllu yoon xam le ni président Macky Sall bëggut woon ñu topp ko ci kon moom maître Abdoulaye Wade ci wàlluk lamb l'observateur delsi na ci tournoi Tapha Tine ak guy gi waaye it Amazos noonu kon lay tëddee ci premier round bi Sud Quotidien moom ma ngay wax ci mbirum emprunt obligataire mairie bu Ndakaaru moom la def kon ci xëtam wu
bu njëkk ni kon parti socialiste déclaré na guerre bi ki nga xamante ni moom moo di kon Amadou Ba ci wàllu woowu Abdoulaye Daouda Diallo moom wax ci leneen mbirum droit yi de l'homme yi ñu fi doon wax ni xaw na fee sooke nee na amut kon un pays n'est pas nee na réew mi du foo xamante ni daal marché la boo xamante ni lu neex waaye def rek rawatina saa su la neexee rek nga ni damay ñaxtu muy tontu noonu kon Amnesty International ci biir Sud Quotidien la Pape Diop ci wàllu politique it foofee la yëkkatee ay kàddoom njiital Bokk Gis-Gis ni nag dañu war a taxaw ñoom ñëpp nag booloo xàccandoo dóorandoo ngir 2017 ñu daan ki di président Macky Sall Walfadjri moom di kat na it ci li nga xamante ni moom moo yëngal kon république bi maanaam daal coowal suppression CREI yi ñu jëlee ko fi ci loolu mu ni kon Maître Sidiki Kaba mi ngi woote wàllu Maître Doudou Ndoye nag la ñu gis ni moom ci boppam moo yëngal kon république bi blocage emprunt obligatoire boobu ñu doon wax moom it àdduna ci ni socialiste yi noppi nañu ngir daal di jàkkaarloo ak jëwriñ ju ñu dénk wàllu koppar yi dem na it ba ca Kédougou ci wàllu reportage ci orpaillage ya foofee la ñu fay dund ñay yëngu ci wàllu wutum or mi mu gis ni wetuwul ak safara wax na it ci éliminatoire basket Afro Basket 2015 ni nga xamante ni gaynde yi noonu la ñu leen gàcceele ca stade Marius Ndiaye Le Soleil moom dellusiwaat ci lancement campagne boobu ñu naan consommer local fii ci Géejawaay la woon lu toll ci fukki milliards ak juróom-benn nee nañ kon danañu ko ci def ci wàllu fond ngir wàllu kaaraange ci mbirum lekk gi jëwriñ ju jëkk ja teewoon fa foofee it la waxee ni président Macky Sall moom amul jot di addu ci yenn kaddu yoo xamante ni teguwul fenn waxtu woowu kii di Pape Abdoulaye Seck moom wax na ci diaspora bi muy sàkkuwaat ñu dellu si dugal kon seen loxo ci mbirum mbay mi ci dossier Sunayor rek Le Soleil nee na nguur gi mi ngi ci sàkku complément d'information maanaam situation bi foofee mu toll kon ñu ñëw kon daal di koy gën a leeral ngir mu xam naka la war a taxawee las yéenekaay magistrat yi la xam le ni appartement yi nga xamante ni nguur gi jox nañ leen ko ñoom sànni nañ ko fële loole nag gannaaw ndaje mu bari woon coow seen digg ko nag nguur gi samedi la woon loole it am coow fu ca Sédhiou la woon bi yoon fanweeri millions yi nga xamante ni président Macky Sall moom jox na ko fa kilifa diine yi ngir ñu war kaa séddoo loolee kon ci coow la mujjee lu muy bañ coow Jean-Paul Diaz ba daal bëgg na ñu daal di ci teel a taxaw moo di rotation yi nga xamante ni South African Airways wàññi na ko fi ci aéroport bu Ndakaaru nee na kon balaa làmbaay di ñaaw moom Jean-Paul Diaz nañu xool lu waral kon lu ni mel emprunt obligataire bi it nee na parti socialiste booloo nañu ci ginnaaw kon Khalifa Sall le populaire moom mer goo xamante ni njiital forum civil mer na ko moom la xëyee tey ji ci lu soxal Abdoulaye Wade Karim Wade Macky Sall ci mbirum kon alal ju lewul ji ñuy toppee ñenn ñi njiit li xam le ni kon njiital forum civil ni moom mënta comprendre yaafus gi ci nguur gi boole rawatina gannaaw kàddu yi nga xamante ni maître Abdoulaye Wade yëkkati na ko mu gis ni rébellion la jëmale kon ci wàllu ki yoon mu ni Karim Wade it li mu def détournement de l'État la gis ni moo gën a garaaw li ñu koy toppee ci wàllu koppar ndem moo ko def wala kon deful mu gis kon ni président Macky Sall dafa war a demit ba ca cëppaandaw la ñaar fukki nit ak juróom yi nga xamante ni liste boobu jox nañ ko procureur ci ñu war a topp kon ci alal kon ju lewul mu ni amul tànn kii bàyyi kii ñaar fukki juróom yëpp nañu saytu seeni mbir ñu dali ci le quotidien moom rapport annuel direction protection civile xëyee ci loole nag 2014 moom gis na ni ay yàqu-yàqu dong la juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukki nit ak juróom-ñett yu faatu ci ay accident téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett yoo xamante ni ñàkk nañu seen bakkan ci ka lap fukk ak juróom-ñeent yoo xamante ni lu jëm kon ci foudre bi moom moo leen rey mu gis ni yàqu-yàqu yi kon jéggi na dayoo leneen loo xamante ni kon Aliou Sall kon wax na ko moom maître Abdoulaye Wade la waxal nee na daal vieux chat la ko tuddee sans cheveux loolu nag ci biir le quotidien la fa la ñuy fekkee autosuffisance en riz Podor mi ñu jàpp ni ma ngay accélérer la cadence ñu jël photo jëwrin ju jëkk ji fésal ko le témoin quotidien moom marché gré à gré bi ñu ni kon Aly Ngouille Ndiaye kon def na ko moom ca la xëyee lu toll ci ñetti téeméeri kon milliards soxal centrale bu Mboro ñu ne Aly Ngouille Ndiaye kon englué dans ses contradictions maanaam daal
kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko ngir indi ay tontu ci boobee dossier la ñu gis ni dafa gën a jaxase mbir mi Birahim Seck ni confusion bi sax moom Aly Ngouille da koo faf yokk ci wàllu woowu dikk na it ci wàllu tàggat yaram Zossama Baldé Tapha Tine Gouye Gui nee na kon xeex ci wàllu doole tàmbali na wax na it ci coow li dox diggante nguur gi kon ak maire bu Ndakaaru parti socialiste ma nga ciy soutenir kon maire bu Ndakaaru Afrobasket moom ku yër la témoin gis fa kon jooyi gaynde yi gannaaw ba ñu leen éliminé waa sport la ñuy jeexale ñoom ñu tàmbalee kon nag 11 buts yoo xamante ni def nañ ko ci 9 titularisation kii la ñuy waxal kon Papis Demba Cissé ñu duppee ko phénomène ci wàllu woowu kon di ko ci wone ci wàllu ko xarañte ña nga cay waxet mbirum basket gaynde yi ñu éliminé it nee nañ jeu ba moom dañ ca ndorteel la ñu juumee ci yëf yi ci wàllu Coupe d'Afrique dikk nañ ci it ak doublé boo xamante ni Ngor Pikine def nañu ko ñu rafetlu ko waa sport kon ñoom ñoo waxee noonu naka noonu it àddu nañu ci tournoi TNT nee nañ dañ koy tàmbalee ak Zossama Baldé Tapha Tine kon Gouye Gui yéen kaay yi mu mel ni kon lii la ñu xëyee tey ji ñu doon ko faram-fàccee rédaction bi di leen gërëm ci ànd bi ak télévision Futurs Médias incha allah à 19h30 danañ dellu si ak 20h bu boobaa ci yeneen xibaar lay doon ñu yendu jàmm.